ne jàpp loolu dëgg loolu. waaw enfin dañ doon manifester ndax autoroute bi li fi xew ñëpp xam nañ ko maanaam Papis Baba Diallo jël otom jógee aéroport autoroute bi gis na ni mu chéré mu ñëw fay di dawal oto bi ba ci dëgg autoroute bi gis ay nag yu traversé et puis nag yu traversé ci Toglu 2 nga xam ni foofu amul lampe amul dara. Donc mu manœuvrer xam nga rek oto. surtout autoroute parce que autoroute route la boo xam ne bokk la yeneen route yi yoon bu ne mën nga cee daw ndànk autoroute dafa am vitesse boo xam ne sax bu tuuti boo xam ne boo ko dawee sax. dañ lay àllamaan wala yaa ngi mettre en danger vie yu ñeneen nit ñi moo tax autoroute dafa am vitesse boo ciy dawee donc mu ñëw noonu yam ci nag yi manœuvrer oto bi def tonneau yàlla def moom mu génn àdduna. rakkab bi mu àndaloon Moussa Mballo loxoom damm seen beneen rakk bu ñu àndaloon Youssou am ay blessures yoo xam ni te ma gis ni man dund naa France dawal naa autoroute dem naa jóge naa Paris dem Bruxelles jóge naa Paris dem Hambourg Allemagne fu ne dem naa fa bi ma nekkee Europe mais mosuma gis ay nag wala ay nit wala ay mala yu mu mënti doon di traverser autoroute man mosuma koo gis. lan ngeen def ba ñu jàpp leen. ah lan ngeen def ba ñu jàpp leen. dañu manifester bi ñu demee di manifester. amoon ngeen autorisation pour manifester. non ñun ay citoyen lañu dañoo ñëw ci kaw autoroute bi fay comme ñëpp ñu dawalee suñu oto ba fi Papis gaañoo ñu gaare suñu oto wàcc def ñaan bi ñu ñaanee ba pare taalaat suñu oto di dem gendarme yi ñu àndaloon daan ne ñun ni ñuy dawale parce que autoroute moom 60 kilomètres le minimum ngay dawal n'est-ce pas. donc ñuy dawal 62 kilomètres gendarme yi ni ñun waruñu daw noonu faaw ñu yokk affaire yi man la nag ñun duñu yokk affaire yi c'est-à-dire 62 kilomètres lañ am envie daw et puis autoroute bi wóorul parce que autoroute boo xam ne ay nag yi dañuy traverser nit ñi di dee ñun duñ fi daw yenn daw yi. léegi ñu arrêté leen. voilà. yóbbu nañ leen kaso wala. non yóbbu nañu ci peloton bi. teg ñu foofu interroger ñu ku ne wax après ñu bàyyi ñu dem quoi mais bon. loolu xam nga àdduna démocratie Victor Hugo daf ni le roi ne lâche que ce que le peuple lui arrache gis nga liberté ak démocratie maanaam buur li muy bàyyi rek mooy lii askan wi dem ñoddi xëccu jël. voilà lu ko may buur du bàyyi daal. voilà àdduna cause yi nekk ci Sénégal tant que ñu ngi toog Sénégal ku nekk boo añee ba pare naan sa ataaya buñ la gisee nga wax ñu la non booyee li nga wax dëgg la tant que ñu ngi waxee noonu dara du avancé parce que lii xew nii Sénégal tey bu xewoon France. Gérard Sénac mi ko def dañ ko poursuivre au pénal jour ba mu ko defee guddi googu du fanaan këram waxuma la autoroute waaye pantere sax dootu ko jiite ci àdduna parce que loolu foofu nag la ñu tubaab yi mëne parce que ñoom au moins xam nañ lañ mooy àq doomu aadama parce que on a beau dire gis nga tubaab boo demee seen dëkk rek fonk leen parce que amul kenn ci seen réew loo xam ne ni par exemple Sénac li mu def nii ñemoo ko def France. yow nag da nga see bind. vraiment wax ci. ne que moom Sénac nii lim ñuy def. escroquerie nga ko tuddee. maanaam daal njublang la. boo xam ni daf ko dil la. bu mu teg suñu kaw. te ñun autoroute bi liñ si def ak ñoom liñ si def maanaam ba pare ñoom ñu moom ko fanweeri at. ba pare di ñu fay loo xam ne si àdduna bi ñun ñooy ñiy fay li gën a seer loolu moom dafa jaaduwut. maanaam biñ Sénégal amee indépendance ba léegi scandale bi gën a rëy pour man mooy autoroute à péage bi. Tunkara àdduna bi yépp demal États-Unis France damay jël ñetti pays muy Maroc ak Tunisie ak Côte d'Ivoire Maroc am nañ 7 autoroutes 7 autoroutes yëpp boo defee totalam. kilomètre autoroute Maroc 2,2 milliards 200 lay jar 2 milliards 200 millions ndax lan parce que Maroc dafa bari ay montagnes. booy def autoroute ci montagne wala relief bu kawe day métti. voilà Tunisie nga xam ni mook Sénégal yam plat autoroute bi mi ngi fay jar benn kilomètre bu ne 1 milliard ak 100 millions. Côte d'Ivoire bii passé yàggul noonu def nañ autoroute Sénégro mu dem Yamoussoukro 1 milliard 600 kilomètres bu ne. ñun 20 kilomètres d'autoroute Gérard Sénac ni 148 milliards la ko defee. muy benn maanaam 7 milliards 400 par kilomètre. ñun mooy maanaam daal loolu amul fenn ci àdduna bi c'est-à-dire xoolal Tunkara amul fenn xoolal ñi jël ne ñëpp jël seen ay calculatrice calculer amul benn autoroute ci àdduna bi buy jar lu ëpp
2 milliards 200 le kilomètre amul ci àdduna bi amul fenn. ñun suñu bopp 7 c'est-à-dire milliards bu amee ay montagne la preuve xam nga Sénégal ñu ngi defaat beneen autoroute bu jógee Dakar jëm Saint-Louis. 190 kilomètres la. 480 millions de dollars lay jar 240 milliards. donc kilomètre bu ne mi ngi jar 1 milliard 600. mooy loolu mooy standard bi ñëw nga ñëw ni ma danga may defal autoroute boo xam ni ba pare li gën a garaaw Tunkara c'est que 148 milliards yooyu Sénégal 87 milliards la joxe. ñoo ko génne. waaw tey boo doon calculer tey autoroute bi lu mu cher paasewul 50 milliards. amul kenn ci àdduna bi parce que 50 milliards dama ko wax pour bañ a discuter. mais amul kenn ci àdduna bi ku mën a démontrer ni 20 kilomètres d'autoroute mën a passer 50 milliards c'est pas possible c'est-à-dire que c'est une impossibilité absolue. ñu jógee 50 milliards c'est-à-dire bëtt montagne. xam nga ay montagne bëtt montagne. ku la mënta passer loolu. léegi yow nga def loolu Sénégal jox la 87 milliards mooy Gérard Sénac au minimum lu mu tuuti lekkal na Sénégal 37 milliards déjà. daf ñu ko war a fay. waaw 37 milliards yoo xam ne ni Sénégal jox na ko te dugg ci autoroute bi parce que autoroute bi mënta fexe non la preuve na ñëw débattre mais lu tax moom mënul ñëw débattre ak nit ñi. parce que il faut mu expliquer Sénégalais yi lan moo tax mu def 7 milliards 4 par kilomètre. alors qu'au Maroc en Côte d'Ivoire mais Sénégal fii bi ñuy préparé nii 480 millions de dollars lay jar. 190 kilomètres la 240 milliards lay jar. te 190 kilomètres la Dakar ba Saint-Louis. 1 milliard 6 par kilomètre. waaw léegi. waaw yow nga escroquer réew mi ñëpp xam ne da nga sàcc xaalisu réew mi. parce que boobu xam nga rek ñi nekkoon ci nguur gi dafa jubóo ak ñoom ñu complot pour sàcc xaalisu réew mi noonu laa ko mën a tuddee. yow nga ni def nga ci 61 milliards te defoo ci péni waa ji deful dërëm ci autoroute bi. mais boo ko jiiñee nii sàcc. moom mun na laa tey yóbbu si yoon. mais na ma yóbbu fu ko neex. man dama bind 2 3 4 5 fois loolu laa bëgg man parce que dama bëgg man ñu dem tribunal après au moins mu ñëw expliquer ñun ñu indi suñuy chiffres wane li ñuy wax moom mu indi ay chiffres au moins nit ñi xam. parce que moom musu see wax moom. voilà. léegi su ko daan baal ma teg la ci point boobu parce que yow yaa ngi jël 37 milliards du Sénégal au minimum yow yaa ngi di def 61 milliards alors que defoo ci penny dërëmu Sénac duggul ci autoroute bi. 61 milliards yu mu wax du dëgg. amul. mais Tounkara suñu xaalis la jël convertir ko peut-être ci banque am dugal ko nii xaalisam la mais yow naka ngay jëndee benn yëf ñun la lii fukki dërëm lay jar ñu war ko jënd man ak yow ma jox la fukk ak juróom nga ñëw bëgg ma convaincre après que jox naa la fukk ak juróom nga bëgg ma convaincre juróom-ñetti dërëm fu ma ko xanaa mën na tax même boo indee juróom-ñetti dërëm sama fukk ak juróom yi ma la jox ci nga jël juróom-ñetti dërëm ñëw indi ko nañu waxante dëgg. mais loolu moo am donc ñun kenn mënuñu nax. mais loolu mbiru kilifa yi fi newoon la. waaw loolu la xam nga ñun li tax tubaab bu fi ñëw def lu ko neex c'est que respecté wuñ suñu bopp xam nga la dernière fois bi nga ñëwee fii ñu ngi doon wax naan Trump mi ngi doon wax naan africains yi c'est des pays de merde xam nga lu tax tubaab yi sañ loolu parce que on est des pays de merde il a raison parce que bëgguñu suñu askan bëgguñu suñu bopp fonkuñu suñu bopp moo tax tubaab mais ñun bi ñu demee France di jàng tubaab yi ñoo leen doon raw fuuf. loolu lu wër la. waaw mais donc pourquoi tubaab yi war a ñëw France rek Amérique bi ñu fa. waaw lan moo tax léegi tubaab yi war a ñëw di ñu imposer comme des imbéciles ñun ñu xam ko jànge dans les mêmes universités que xam nga loolu lay wax sama yaay chaque jour bu ma naan sa wax ji parce que révolte bi may am la Tounkara. il faut pas faire les plus grandes écoles du monde wër àdduna bi gis lépp xam tubaab yi xam ñooy kan ñu ñëw fii di la gëmloo yëfu dof ay nit ñoo xam ne xamuñu fu ñu jógee sous prétexte ñooy jiite réew mi bàyyi leen ñuy def n'importe quoi yow sa xol di dagg te doo ko wax boo ci mënul dara au moins nga wax man damay wax de. damay wax parce que c'est du n'importe quoi. ku woddoo làmmiñam su noppee rafle te Cheikh Yérim dafa woddoo làmmiñam te du noppi ñun ñi it ñun dañoo duñ noppi parce que li muy wax nii keroog bi Papis génnee àdduna yàlla na ko suñu borom dolli yërmande ak leer. damaa gis benn bataaxal bu ma bindoon président de la République daté du 22 mars 2014 di ko wax lu tax autoroute à péage bi amul lumière ma ko siy laaj ñi nar a faatu bu ñu faatoo ndax ñàkk làmp boobu kan mooy nekk responsable bi xam nga Tounkara dañaa wax rek lay def mais tey mi ngi nii dañu am yu ñu bëgg xool si wàllum actualité balaa ñuy dikkaat si jotaay bi tout est là ak Cheikh Yérim Seck sunu gan tey ak mbooleemu jotaay bi fi ne yëpp.
kenn mënu woon jaar fi nga xamante ni moo di avenue Cheikh Anta Diop ndax étudiants yi dañ kaa barré ak i